législative vers le contentieux électoral ginnaaw bi nga xamante ne résultats yi ñu ngi wàcc et que tendance yi mu ngi am fu mu féete am nañu nangu waaye am nañu ñoo xamante ne dañu bañ mu mel ni ci la ñu jëm mooy xëccoo wala dina jur daal loo xamante ne peut-être du neex ci dëkk bi paasam. waaw loolu la ñu seetlu. gis nañu démb ñaari conférence de presse ou point de presse en tout cas ñaari déclaration. bu ci jëkk la veille bërki dem ci guddi. Benno Bokk Yaakaar moo ko def bi ñu gisee tendance yu jëkk yi génn. bi nga xam ni am na démb ci bëccëg bi moo di ba nga xam ni waa Yewwi Askan Wi def nañu ko. gis Benno ñëwaat répliqué. Benno répliqué na wala boog annoncé wu na ci veille bi wax 30 départements dem ba nu juumul sunu yaay bi mel ni ko rectifié wax 27 départements. Yewwi Askan bi ñëw teggi chiffres yooyu yëpp daal dina ñoom am nañu 83 sièges au préalable selon ñoom seen ay données. 83 sièges moom bu nu ko waxee jamono bi mooy que Yewwi mooy gàddu majorité bi. du dëgg. waaw loolu nag la Benno Bokk Yaakaar bañ. mën na jur coow bu ñaari parti yëpp xëccoo bi nag dafa am kenn koo xam ne moo war a nangu. ki war a nangu bu lànkee ñu dem ci processus bu compliqué boo xam ne dañ naan kat ñi war a décider joxe résultat yi ba nu ko joxee àjjuma ak jàmm incha allah. moo xam day confirmer wala day infirmer les uns et les autres. coow mën na si jib su fekkee ñenn ñi dañ jàpp ni dañ leen léser. gis nañ euphorie bi am ci dëkk bi ci nit ñi en tout cas les réactions dans le sens où l'opposition a triomphé lors de ces joutes législatives li si nekk nag moo la lenn mooy nguur bi tey nguur bi nga xam ne élection législative bu daan am fii ci Sénégal bu ne bërët moom gañe na tey nguur boobu day xëccoo gañe bi kon am na lu sooke am na lu changé am na lu évoluer dans un autre sens loolu évoluer dans un autre sens moo mel ni moo nar a jur contentieux électoral mais faw mu fàttali benn affaire abu koor waaw xam nga la mu doon est-ce que xam nga la mu doon oui dañuy fàttali ni Benno Bokk Yaakaar bii di xëccoo fii ci loi électorale bi ak ca parrainage ba Benno waru woon sax bokk bay toog fii di xëccoo ko met ba wax moom dañu waxante dëgg rek te yàlla tax loolu dañ ko fàtte li coow li bëri yëpp Benno warutoon bokk sax bay toog fii di expliquer tey jii nii dañu waroon wax Yewwi aar bokk gis-gis ak ña si des les serviteurs naataangeeg ña si des tey loolu lañu waroon wax wa ilaa ñu ne parrainage amul ñëpp bokk nañ te xam ngeen ne bu ñëpp bokkoon tey ñii nu mu tuddati Benno Bokk Yaakaar mais amaana duñ fi toog di discuter parce que boobaa ñàkk bi nu ñàkk day gën a tar amaana yeneen liste yi ñeneen ñi nga xam ne dañ leen tey jii nii Serigne Mboup CCBM su bokkoon ci élection yi la muy am dina wàññi de dina am lu mu wàññi de ak keneen te boobaa peut-être opposition bi mooy gën a renforcé wu ñëpp bu ñu bokk oui dina am lu mu changé donc aujourd'hui dafa am benn réalité prépondérante boo xam ne moo la compté mooy ñii fi taxaw di wax di Benno waruñu woon bokk waaye bokk nañu ut nañu astuce ba ut ay titulaire à la place de teg leen fa titulaire fu mu am suppléant dafa war a am suppléant fu mu am titulaire dafa war a am waaye 2022 la ñu gis ay élections législatives fii ci Sénégal ñu ne titulaire am na suppléant amul lu amul fenn waaye suppléant ya ñëw dóor ñi nga xam ne ñoom lañu jàpp ne ñooy les meilleurs ne ñooy titulaires yi mu nekk loo xam ne dañ ci war a bàyyi xel le contentieux nag bu amee conseil constitutionnel war na àddu Sénat supervisé dans le sens du respect de la loi électorale et le peuple dans tout ça qui est le vrai juge qui est le vrai chef de l'État ce peuple-là est là attentiste am nu moo xoolee ak nu moo gisee peuple boobu nga xam ni une bonne partie jubilé na biñ ne Yewwi Askan Wi am na lii am na lii am na lee ak ca des ak la ca des c'est une réalité bu ñu ko waxee ñu ne non da ngeen jàng yéen on vous comprend vous êtes des voilà les gens de nangam donc
waaye li fi ne kenn du ko dindi la fi ne kenn du ko dindi aw Abdou Fall buntu boobu xoolal da ngeen cee def graisse ngeen see def mu féex graisse jël leen ëppi leen seen oto yi ngeen def ko si jël niin yooyu def ko si buntu bi waaye kiit nu la wax mu la kiit ni daa metti de daa compliqué wala nga dóor ko rek mu tëju benn yoon ñu xam ne noo def ce sont nos réalités dégg na wax bi sunu ay réalité la noonu la dundee fii moom du stress jàmm la noo dox Abdou ak Ngalla bu su jàmm la noo dox amuñ jafe-jafe nit moom loo sagu la fi ne ngaa demee bis bu nu amee télé ba mag bayaal ba mag ya mag amaana dootuñu dégg kii jëm bunt ak la sa des du dëgg looluy àdduna di ala ab tàmbali ba neex nag ndax nit ñi dañoo jàmmal taxawal du teelu du dëgg nguurab Sénégal bii fii nu jëmee moo la contentieux électoral contentieux boobu on nous fera du juridisme et de la juridiction daan nu wax ay loi wax nu ay texte waaye man Nabou Cor dafa am la ma jaaxal lan moo la jaaxal Abdou Fall ak Ngalla dafa am la ma jaaxal xamal la ma jaaxal texte yi ak loi yi niñ ko bindee ci Sénégal dafa baax kenn mënu kaa dindi waaye dafa bëri léeg-léeg ay ruq ñu see bàyyi ruq yooyu souvent dañ ko see bàyyi exprès am nuñ ko kiiwee rek mu nekk porox ndol waaw li jënti looloo tax ñu bari naan loi dafa sew loolu noo wax waaye loi dafa sew du wax loi la rek na jub rek du dafa sew du dafa dijj na jub rek ñenn ñi nag dañ la naan non vous savez le droit il faut bien l'écouter le droit c'est du fort droit xanaa du lu war a jaar yoon ba jaare yoon ñu ne jub na mooy droit bi définition bi sax signification mot bi étymologique loolu la na jub xoj c'est tout droit du dëgg fii nag ñun dañoo yàgg bëlde depuis 60 ans maintenant dañoo yàgg teg xel toll nañ nag fi mu nekk nii jamono bii opposition bi ma gis nii mel na ne du bàyyi te nguur gi dafa mel ni ko bëgg a forcer te ak moo jekkoon ñu rafetal nangu li fi ne vous perdez Thiès vous perdez Rufisque vous perdez Saint-Louis vous perdez Kaolack vous perdez mais toutes les grandes villes toutes les grandes régions vous perdez presque partout Casamance ak feneen yaa Seydi Abdou li ngeen amoon akus néew ci local yi élection territoriale yi fa ngeen gaj Mansour Faye gañewul woon Saint-Louis ci li ñu wax ñenn ñi naan noonu daf ko foqal du gañewoon la xew tey législative ñëw mu ñàkk Aba Mbaye toog seen kaw raw leen baal leen ma sax ci wax toog seen kaw bi Aba Mbaye jiitu leen jiitu ba fës Mary Teuw Niane jubilé population yi jubilé Sangalkam ka fa nekk du Omar Gueye gañewuñ ko dañ ko gañewoon local yi gañewaat ko ni Rufisque ku fa nekk du ñoom Omar Cissé du ñoo gañe feneen ak feneen waaye yéen loolu yëpp ba amee Ndakaaru noonu les 7 députés de Dakar c'est Yewwi qui remporte la palme finalement après nag ñu ne la non département yi quoi c'est que xam nga département yi les 46 ñun noo ëppale ñun noo la majorité waaw léegi Abdou Fall Ngalla su fekkee ni da ngaa ëppale ci benn zone boo xam ne ñaari député fa ne nga ne yaa ëppale ok yaa ëppale waaye fi ñetti député nekk ak ñeent ak juróom benn ak juróom-ñaar dañ la faa ëppale yow. ba compté na moo demee. kooku lay ëppale ay député. waaw du lii ah. ba nu juumee nu wax nu laajal internet yi bu dee lu nu wax du loolu nu dimbali ñu rek comme ça ñun ñu jàngat tamit rectifier. na nu dimbali rek. aw da nga ne man maa ëppale ci département yi. nga ne gañe nga Bunkiling. ndeke demewul noonu. gañe nga Saraya ndeke demewul noonu ak feneen. nga def say calcul waaye département ya benn nga faa am wala ñaar wala ñett. nga ñëw tey ñu ne la fi nga ñàkk nag foofu ñoo la ëppale ay député waaw ba nu compté ñoo laa raw Mamy Samb li nu wax du dëgg. loolooy dëgg. dëgg la wala du dëgg. mais loolooy dëgg. Xaasan. loolooy dëgg xaaral ñu xoolal la. ma ñëwaat ci yow
déedéet du micro. ba dee micro ba pare dafa wax leen ma. waaw dafa pare dama la bëgg laaj. tey Benno bu fekkee ni du nangu li nga xamante ne mooy résultat yi est-ce que du tax du ñu dëggal ni ñoom lañ doon wax naan cohabitation xalaatuñu ko parce que ñu ngi doon dégg président di ci wax ñi mu doon àndal aussi di wax ni ñoom seen xel xalaatul lii di cohabiter ak ci assemblée nationale ñii di mooy opposition bi ndax nekkul di dëggal kàddu yi nga xamante ne moom lañ doon wax ginnaaw bi nga xamante ne boobu ba tey bi nga xam tendance yaa ngi wàcc ñoom nanguwuñu et ils sont catégoriques là-dessus ñoom li ñuy wax rek mooy cohabitation seen xel xalaatu ko te loolu la ñuy wax depuis même avant campagne électorale bi waaw Seck. cohabitation seen xel xalaat ko bëgg ko xalaat ak bañ xalaat. dépendrul si ñoom. ci peuple bi la dépendre. dafa am benn affaire boo xam ne faw mu wax ko fii te dafa am. ci Benno Bokk Yaakaar bokk nguurab président Macky Sall bi laa gis benn arrogance boo xam ne mosum ngaa gis ci àdduna. ñoom bu noo wax dafa mel ni danoo moom sénégalais yi. dañuy juum sax ci communication c'est-à-dire leur façon de parler. leur terme leur mot. dafa mel ni dañ leen ne een moom sénégalais yi te dafa mel ni ba tey ba sànq ils parviennent pas à décoder le message. loolu la mu doon Abdou Fall ak Ngala. la mu doon. nan leen kaa expliquer jaay doole. jërëjëf Cheikh Fall. Cheikh Fall. loolu Cheikh Fall loolu ndax jaay doole wala. loolu ala langaamu. ala langaamu. waaw. waaw nguur nag ba tollee si langaamu dafa am. langaamu. cohabitation dana am de incha allah. ci li feeñ nii. ci li nu gis nii. ñun de yaakaaruma man de yaakaaruma ci sama gis-gis ba gàtt. ni opposition bii. dina sàggan bay yor ay chiffres yu baax. parce que dangaa seq koo xam ne du la baal dara. wala. loogu la wala déet. loogu la. du loogu. loogu la. dangaa seq koo xam ne du la baal dara. dangaa war a précis. on a xam nga boo dee déglu soo dégloo les différentes rencontres de presse nga déglu nii objectivement Mamy Samb. ba dégloo nii. mais est-ce que xam nga nit bu ñaari nit taxawee di wax di nga xam kii wax dëgg ku wax dëgg kii wax dëgg nii day leer nañ ki waxu dëgg day lëndëm na rafet mu ngay ñaaw ñaaw na ba pare mu ngay ñaaw loolu la olof di naan bu ay wax dofee nopp yi koy dégg war a wér. La grande bonjour nuyu naa la. bonjour buongiorno. dalal ak jàmm. nuyu naa la siyaar la bu baax buongiorno. nuyu Pa Assane Seck buongiorno toute l'équipe. buongiorno grazie mille. sunu xaritu internautes yi tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent. ñu nuyu leen ziar leen bu baax. buongiorno dañ la. buongiorno lii lu mu doon. cat la cat. non voilà. waa na ngeen def bàyyi na ngi ci jàmm. ñu ngi ci jàmm bu baax la naka ngeen yeewoo. yeewu nuyu naa leen ziar leen bu baax jox leen seen wàccuwaay ci suba gi. amat mbégte. te wàcc ci fajaru. plaisir partagé. dimbalu yàlla sunu borom. sant yàlla bu baax ak yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam. nuyu sama mbokku lébu. ziar naa la jox la sa wàccuwaay. nuyu la yow ajaratu nabu. fay naa la mu baax mi tubaab fa kàll macha allah. borom lunette indo yi maa ngi lay nuyu di la ziar. alors ku la defal lunette yi nga ne. Lamfal optique. naka optique Lamfal optique. ah Lamfal optique dama la faa war a yóbbu mu defaral la ay lunettes. non Lamfal daal moo ma génne fii. xam naa ni mu la taayalee say lunettes. wax dëgg yàlla ku ko xool xam ne li mu jàng mbokkal na ko. maa la wax lii. waaw ndax taayal na la ko. génne la point yi ci côté yi. yaa ngi dégg. def arrondi bi ci suuf. yaa ngi dégg de. dem bay bëgg def rong te def rong. après mu def ko nan. virgule. tubaar fa kàlla macha allah say lunettes na ngeen def nuyu naa leen ziar leen bu baax Pa Assane. li nga doon wax sànq ala la ngaamu. kii ala baax na. ala. la ngaamu dem ci ay élection ñu dóor la ba dóor la ci sa ay bureau de vote. mu ñëw toog fii mu jàkkaarloog nit ñi après ngeen ni leen ñun ñoo gagné dans plus de 30 départements. loolu xam nga ala lan. ala la ngaamu ba dëgër këj
ala ngata maa ngata waaw ala waaw kay. ngata loolu la noonu la tudd. noonu la tudd te gis nga Nabou. oui. il faudrait que ñu respecter Sénégalais yi. c'est important. parce que même bu fekkoonte ne si ñoom dañoo gagné dans tous les cas message bi leen Sénégalais yi bëggoon a jàllale. message boobu la ñu warul ignorer. te sens communication bi yëpp foofu la nekk. je dis li am ci élection législative 2022 bii mësul am ci histoire au Sénégal ci taarixu réew. fii ci réew mi ñuy jëm ci ay élections législatives. opposition dóor la ba dóor la yow ci ay localités yoo xamante ne say localité bopp dóor la ba ñu dóor la ci bureau de vote yow bi nga voté. loolu Pa Assane li nga ci war a jàngat gu njëkk du sax ndax maa am majorité mu déet jàngat gu njëkk gi mooy message bi ma peuple bi bëgg jàllale. parce que bu ñu ignorer message yu peuple bi. ci ignorance boobu la ñuy amee fitu jàkkaarloog nit ñi ne leen élection yi bu ñu ko tënk rek ci fichier électoral am na code électoral ut ay yoon yu ñuy war a mën a jaar pour soit justifier benn victoire boo xamante ne ñun la ñu gis a gum résultat yi wanee gum ko pour le moment wane na en tout cas tendance bu forte ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci opposition bi donc vraiment, moi j'aurais été à l'aise que Mimi Touré, tête de liste Benno Bokk Yaakaar, je le rappelle, battu ci bureau de vote am. bu fekkoonte ne gagné woon na moom fa mu voté. j'aurais accepté mu tenir benn discours bi parce que foofu la ñu koy mën a comprendre. mais déjà yow dañu la dóor say naataangoo. c'est-à-dire que amul localité yi nga xamante ne vraiment mooy localité yi gën a am doole gën a am kàttan. foofu dañ fa gis seetlu fa benn défaite bu écrasante bu ñu leen di raw c'est-à-dire ay kilomètres lañ leen di rawee. et puis yow tranquillement tu viens nga jàkkaarloog nit ñi nga ne leen cohabitation mënul nekk mais pourquoi cohabitation mënul nekk fan la dëppoo loolu. Et puis c'est pas à elle de donner les résultats parce que résultats yi wàcc gum ce sont des résultats provisoires. te am na ci benn quotidien bu ma lire mu ni opposition bi dañoo génn joxe seen pouvoir Mimi non Benno Bokk Yaakaar ñoo njëkk a génn joxe seen ay résultats. après l'opposition est sortie pour clarifier ñoom itam à leur tour ñu joxe seen ay mbiri bopp mais dama bëgg wax rek ne moom résultats yi mu joxe moom la concerné. est-ce que ñi nekk di wax loolu tamit est-ce que defuñu allusion ak li xewoon parce que jour ji nemeeku nañ ñi ci gagné yu ëpp seen gox génn nañ manifester et loolu cela veut pas dire que ni dañu génne jox ay résultats parce que ku nekk sa gox bi résultats yi tendance yi commencé wàcc. xam nga ni gox bi yaa ko jot a gagné. looloo waral nit ñi génne du jubilé mën nañ ci wax kii yu bari sites yu bari yoo xamante ne génn nañ seeni leaders yi fa nekk génn nañ jubilé wane ni ñoom fa ñu nekk gagné nañ ko mais dans tout ça Mamy. dans tout ça. comme Benno nanguwul cohabitation parce que ñoom li ñuy wax ñoom nee nañ dañoo am victoire et tendance yi di wone leneen loo xamante ne bokkut ak ñoom li nga xamante ne loolu la ñuy wax est-ce que même bu cohabitation amee est-ce que cohabitation bu seen dina am au niveau de l'Assemblée nationale. non c'est-à-dire que xam nga justement pour que mu am rupture. ci li fi jot a am ñëpp. moo tax nit ñi di prôner pour une nouvelle assemblée. jubilé bi nag moom c'est normal. parce que boo nekkee ci gox. nga battre fa campagne am fa ay adversaires politiques. résultats yi commencé wàcc nga gis ne vraiment ci communes yeeg ci bureau de vote yëpp pratiquement yow yaa fa jiitu. donc ñoom xam nga déjà dañuy am ay estimation avant sax quoique avant ñun ñu ciy jot ci yenn yi ci bëri ñoom yenn information yi day fekk am nañ ko parce que mandataire yi leen di teewal ci yenn bureau yi moo tax. donc loolu moom kenn mënut a tere kenn jubilé ku et d'ailleurs li ñuy jubilé ça c'est justifié parce que wane na ñoom ñoo gagné ci yooyu gox ak yooyu département. si on parle par exemple de Barthélémy Diaz ou de El Hadj Ahmed Aïdara. mais pour revenir à ta question de la cohabitation dama ne d'abord il faudrait que acceptation cohabitation bi am ça c'est mooy le point numéro 1. man li ma mënul te comprendre et li ma mënul concevoir mooy ñu jàkkaarloog nit ñi nañu cohabitation mënul am
parce que ñoom ñoo gagné. Ce qui veut dire que ñoom dans leur tête yow mi ci sa bopp journaliste xëy na peut-être analyste wala kuy suivre yëf yi yow yaa mën a am benn projection buy wax ni oui on se dirige peut-être vers une cohabitation mais ñoom ci seen entendement ak ci seen dégg-dégg cohabitation mënul ne. waa ku mënul accepter cohabitation nag kooku mënoo koo concevoir boo koy war a dund. et foofu la problème bi nekk. cohabitation lu ñu war a concevoir la parce que résultat yi ni muy tëddee ci jamono jii moo tax. beneen bi ci topp mooy bu ñu demee pour am assemblée de rupture. parce que assemblée de rupture la ñuy prôné dans la mesure où bi ñu passé ak yi ñu passé yépp gis nañu fa ay assemblée yoo xamante ne xeex am na fa est-ce que boo fekkul woon ñoom ñu am majorité. gisuñu fa ay assemblée yoo xamante ne jiñ nañu fa ay malversation fekkul woon ñoom ñu am majorité à l'assemblée. donc yooyu ya fa am yépp bu dee situation bu malsaine la dañ ko fekk déjà ci assemblée boobee. kon bëgg rupture bëgg changement. moo tax ñi prôné à ce que assemblée bi nekk assemblée boo xamante ne dafay gën a taxaw ci soxla ak ci yitte nit ñi. bu cohabitation bi amee te bu fekkente ne confirmé nañu résultat yi nga xamante ne moom la ñuy gis nii en faveur de l'opposition. cohabitation forcément dina am. bu boobaa on tient à ce que ñi fay nekk ñu mën a changer wala révoquer yenn loi yi nga xamante ne ñu ngi fi woon tere nañu administration wala tere dëkk bi mën a avancer ci yenn procédures yi dindi yenn loi yeeg yenn procédures yi nga xamante ne dafa baaxul et puis nekkul woon lu ñu waroon a adopté ci style de vie ak ci mode de vie sénégalais parce que arrangé wuñu tout simplement jéem a instituer de nouvelles lois fortes yoo xamante ne mooy tax yëf yi am xam nga gis nga séddoo bi fu mu nekk nii wuyu ma ci biir kër gi séddoo gi faaw léegi ñu teel koo miin teel koo tàmm ndax réew di nga toll foo xamante ne nii bu dee yow borom kër nga sax nekk ci sa njaboot di nga toll foo xamante ne di nga toog jotaay waxtaan ak sa njaboot ne taxawal lii kat wàll bi jox naa ko Pa Assane wàll bi jox naa ko Nab Koor pour kër gi mën a dem ndax kër nag bu ko benn loxo yoree rek bu yàggee borom benn loxo ba dana toqi kon yow boo dee nit sax li nga war a gën a bëgg mooy yow boo jàppee fii am ku jàpp fa ca des lan moo tax ñu war a nekk ci réew moo xamante ne ni benn nit moo war a bum mi amul beneen nit bu war a mën a taxaw ci wetam ne ko boo jàppee fii baaxul nañu seet beneen solution c'est ça qu'on veut justement changement boobu nag loolu le peuple sénégalais bëgg te wan nañ leen ko par le biais des urnes il faut ñu comprendre message boobu accepter possibilité ou cohabitation au-delà de l'acceptation bu ñu yeggee ca assemblée moo am carrément rupture par rapport ak li fi amoon ñu indi leneen lu bees loo xamante ne njëriñu sénégalais bi. Merci.